mbokk yi di rafetlu li ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nañu ak seen yéen ci xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës patiral gouvernement bi ci arminat école bi kii di Awa Wade ma nga koy naqarlu secrétaire général UDEN ni gox yu demee ni Casamance boo moytuwul BFM bi ak baccalauréat yi ñii di élèves yi danañu ko defee ci condition yu catastrophique waxtu woowu ca lycée bu demee ni ba nekkee ca Fatick foofee la ñu tànne ci waxtu moom la ñuy jéem a dabb ba waral nag gone ña nga cay jafe-jafe beneen lycée it danañu fa xool yi ñoom wàllu ñàkkum ndox la ñuy jooy fële ca boori Thiès waaye it jumtukaay yu manqué ci seen i daara ñu ne ñeent ba ñett la ñuy toog kon ba juróom la ñuy toog ci ay table banc assainissement président Macky Sall dëggal ni kon Afrique dafa tardé ci wàllu woowu ñu xëy kon nee ci ndaje mi nga xamante ni moom moo fi boole réew yooyu mu xam ne it ni bu ñu cay wax lu tay saafara nañ ci boole lii di kon mbënd mi dem sax Sénégal def na ay jéego ci boobee ponk camion yi des na leen yeesal ci ndimbalal Maroc ñu toll ci ñetti junni ci camion poids lourd kon la ñu fi bëgg dugal phase bu njëkk bi nag juróom-ñetti téeméeri kon woto yu ni mel la ñu xamle ni fas nañ koo njëkk dugal fii juróom fukki milliards ci suñuy koppar moo di li ñu ca def wàllu dossier bi ñu ngi ko jagleel wàllu kon assainissement ci Sénégal ak laaj yu bari yi nga xamante ni war nañu koo laaj ak yeesal yi ñu fi def ndax dëppoo na dëgg ak li mu laaj loolee gëstu bi ci kanam tuuti lay doon ponk yaa ngi ni tuut ñu yaatal ko. dellu di rafetlu seen teewaay ak télévision Futurs Médias secrétaire général UDEN li muy naqarlu moo di patiral gi nguur gi nekkee ci calendrier scolaire bi moom Awa Wade xam le ni région yu demee ni Casamance ren ji ba moytul examen yi ndongo yi dinañ ko def ci condition yu mu jàppee ni dana catastrophique yu mitti mu xam le ni ñi yëngu ci wàllu ko njàng mi dañu war a waxtaanee kon yëf yi acteurs yi amal ci ab concertation mu xëy am kaddu yi mu ci dénk Maimouna Ndiaye caméra Modou Diop. li ñu mën a jàpp mooy ba léegi ministre de l'éducation nationale woowaguñu pour ñu waxtaan ci affaire calendrier scolaire bi comme niñ ko waxee woon bu yàgg mooy rafetluwuñu loolu daal puisque yëngu-yëngu yi ñuy vivre fi mu nekk ci système éducatif bi laajul kenn di wéet ak sa bopp di nas pour nit ñi. calendrier scolaire bi yëpp dégg nañu niñ ko tërale am na région yoo xam ni dafay fekk muy taw te abri provisoire kenn mënu fa def examen. ci yooyu condition fu mel ni Casamance BFM bi nga xam ne ñi ngi ko jàpp fin juillet bac bi c'est le 20 juillet yooyu dina fekk taw bi am même entrée en sixième bi sax début mois bi la mais am na région yoo xam ne dina fa fekk mu taw donc li ñuy demander mooy ñu jël les mesures d'accompagnement qu'il faut jël matuwaay yépp ba choisir ay centres d'examen yoo xam ni dina mën a dékku intempéries yi fexe ba ñu accompagner xale yi ñu dem def seen examen comme il se doit. ku dem ba lycée ba nekkee ca Ngoundiane foofee ñoom ñu ngay dund ci jafe-jafe ndax forage ba moom moo panne élève ak professeur ni nu mit yi la ñu koy dundee ndax ay charrette la ñuy mujj a jël dem ci yeneen village mu dendal ngir wut fam ndox rax ci dolli ci biir classe yi conditions yi ñuy jàngee ñoom it mitti na mbirum table banc nee nañ yenn saa yi ñeent ñoom ñoo koy bokk ci yooyee élève ba tax na bëgg nañu ku ci indi safara Charanta Diop. ñu ngi fii ci lycée bu Ngoundiane ab CM la woon ñu ngi ko def ab lycée ci atum 2002 lycée bi tey jii de ci ay jafe-jafe yu metti la ñu nekk amam ndox lu leen jafe la ba tax na nag kii di proviseur bi nee na ne dañuy dem EFR Bambey bi nekk fii ci Ngoundiane de dinañ ñaan ndox te it dañuy génn seeni koppar wala nag ñu jël ay sareet di dugg ci dëkk yi ngir mën a am ndox jox ko élèves yi. bi forage bi amee problème ba léegi depuis mois de février amatuñu ndox dañuy jënd ndox. élèves mënuñu nekk lycée toll ni lycée ak 1700 et quelques élèves toog fi chaque jour duñu am ndox situation bi daal mu ngi suñu amoon kuñ ciy jàppale nañ jël parce que daf ñu sonal trop. beneen mbir boo xamante ne lu leen metti la yitteel leen lool moom mooy salle de classe yi daanaka dafa fees dell ba élèves première yeeg terminale yi de daanaka dañuy toog ba ñett ci benn table. jafe-jafe yi mooy problème mu salle de classe problème mu table banc problème mu bibliothèque problème mu salle informatique et problème mu connexion internet yooyu ñooy suñu jafe-jafe parce que CM yi ñu transformé yëpp lycée day am manquement donc problème salle de classe moo ñu téye
ak problème mu bibliothèque ak problème laboratoire. di ay jafe-jafe yoo xamante ne nag yuppil nañu ko nag kilifa yi di sàkku nag ñu jàppale leen ñi ngi ko doon wax nag ci bëccëg yi nga xamante ne taamu nañ ko doon feetal lycée bu Ngoundiane. ca Fatick bu ñu fa àggee foofee it lycée bu Coumba Ndoffène Diouf foofee xale ña nga ci jafe-jafe ndax la ñu tardé ci waxtu kon dafa bari ba tax nag njort nañu ne lii di programme bi moom xalaatuñu ko jeexal ndem sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete ci administration ba ak corps professoral ba ñii di jàngalekat yi ñu ngay jéem seen kéem kàttan ngir nag dabu yëf yi nee nañ kon njàng mi des nañ ko faamal ba sulet waaye njortu ni nañ kon programme boobee dina jeex nañu ci dellusiwaat ci suñu yeneen i jokkoo nga na njàng mi wàllu assainissement ak njiitu réew mi président Macky Sall mi nangu ni Afrique tardé na bu baax ci wàllu woowu mu xamle it ni ndem sax ñi ngi ci am ndaje ngir wut ci ay saafara nañu ci boole wàllu ko mbënd mi ndax gox yu bari looloo leen sonal Sénégal mu jàpp ni ponk boobee sax def na ci ay jéego waaye mënees naa gën a dolli Innocence Tab Ndiaye moom nee na tëj na débat bi ci wàllu conseil dialogue social nee na wuute nag conseil économique et social environnemental kuréel googu lu toll ci fanweeri conseiller ñoom ñoo fa nekk budget ba ñu ngi ko xayma ci at mu jot ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti millions ci wuute googu am na lu mu ca jot waxtaan ak Maymouna Ndiaye. conseil économique social environnemental moo gën a yaatu bu ñu xoolee ñi mu ëmb ñu foofu moo gën a yaatu parce que ñun dañu yemaale rek liggéeykat yi ak ñi nga xam ne ñoo yore bërëb liggéeykaay ak nguur gi noonu la au conseil demee te conseil économique et social boo leen seetee société civile mi ngi foofu am na aussi ay ñi nga xam ne ay corps professionnels yoo xam ne ñi ngi foofu daal du benn daal mais li nga xam ne ci la ñu méngoo rek mooy chaque année di nga def benn rapport boo xam ne di nga ko jox président wax ko état du dialogue social ci réew mi fan la toll. budget bi dafa nekkoon ci budget ministère du travail bu nekkoon 88 millions mais comme léegi dañ ko institutionnaliser def ko structure bu autonome bu nekk 288 millions loo xam ne 30 conseillers ñoo fa nekk ñoom tamit amuñu payoor mensuel maanaam permanent yi rek ñoo am payoor mensuel te permanent yi bëriwuñ. ñi bokk ci kon au conseil dialogue social ñoom nag dañoo xëyee di leen tàggat benn formation 3 jours la leen tax a jóg nag moo di définir plan d'action yi ngir daal wàllu góor ak jigéen ñu yemal leen foofee ca biir kuréel ga dinañ toppit lii di kon pacte stabilité sociale waaye it xool lépp lu di jafe-jafe ngir ñu jëm caa indi saafara ndaje moom it dinañu ci ñëwaat nañ ko waxee woon sànq ñu ngi ci ndaje wàllu assainissement mu di kon 4e conférence africaine ci wàllu assainissement Afrique nag tardé dëgg ci boobee ponk njiitu réew mi sax nangu koo xam le ni ay jéego war nañ koo def ci saafara yi ñu wax ci boole lii di kon inondation dem sax ci wàllu woowu Sénégal jot na cee dox kon yenn ci tànk waaye mënees nañ koo gën a dolli ñu teewlu ko moom président Macky Sall ci micro Aminata Mbaré Sow caméra Thierno Laurent Mendy. Après l'accès à l'eau potable, l'assainissement reste. su mooy jafe-jafe ci jot ci ndox mu sell Afrique beneen jafe-jafe mooy wàllu assainissement foofu moom tardé nañ fi lool ba tax na kon ngir ñu jot ci OMD yooyu dina jafe trop li ko waral nag mooy ñàkk ay jumtukaay yu ñu may ñu mën a xeex ba jot ci wàllu assainissement ba tax na li may sàkku rek seen liggéey yi bu weesoo tamit ngeen xool yan pexe ngeen mën a def ngir saafara beneen jafe-jafe bu réewu Afrique yi di jànkoonteeg muy wàllu inondation di mbënd mi fii ci Sénégal xam na ni phénomène bu jégg dayo la ñun nag wut nañ ay pexe ngir daldi xeex mbënd fii ci Sénégal jaarale ko ci benn plan décennal bu nu tëral loolu nag saytu nañ ko ngir am solution yoo xamante ni buñ ca jógee mbënd moom dootu fi amati ba tax na ñetti at a ngi nii daal ñun am nañ ay résultats yu am solo yoo xamante ni xeex mbënd mi fii ci région de Dakar daal daanaka yaakaar mën na cee am. 3 ans maintenant, je crois que nous avons vu l'atténuation des effets de ces inondations, en tout cas dans la région de Dakar, qui pendant l'hivernage apparaissait plutôt comme une zone marécageuse. Et nous avons mis l'accent en partie.
jiitu réew mi ay kàddoom Chérif Dia doon ko tekki wax ci meneen mbir finance islamique ñoom loolee di intérêt kon sonal lool askan wi lépp ci banque yi xamuñu lu ni mel loolee kon wuutale ko ak banque yu bari ngir génn ci nag teg nañu seen i pexe xool kon lu ñuy def ne nañ commerce produit bancaire ca la ñuy gën a yëngu ngir nag bañ a loru ci ñàkk intérêt googu jëm nañoo xool la ca biir Fatou Bintou Konté Mohamed Dia. li ko wuuteeg banque conventionnelle yi lenn rek la finance islamique lépp lu jëm ci wàllub intérêt riba la ci moom. boo gisee différence bi finance islamique finance conventionnelle finance islamique dafa nekk finance buy tënku ci l'islam dafa am ay valeurs ay principes yoo xam ne ci l'islam lay sukkandiku finance islamique day tere lépp lu nekk intérêt waroo nebal nit di ci teg intérêt. boo lebalee nit aussi bu perte war ngeen mën a séddoo perte yi wala bu defee bénéfice tam ngeen mën ko séddoo. nan la ñuy def nag ngir mën cee génne ñoom banque islamique yooyu danoo yor seen benn système boo xam ne ab njënd ak njaay lañ ciy doxal. riba moom lépp loo xamante ni da ngay leb nit teg ci dara riba la waaye nag bi yàlla ne loolu dafa araam dafa ni mën ngeen a jaay jënd am loolu ci teg moo tax njaay ak jënd la banque islamique di def wala jënd louer. wala def lu ñuy tuddee investissement participation nga xamante ni su fekkee pertement am na mu bokk ci mais su ngañaay amee tamit mu am ci wàllam. barewul fii ci Sénégal lii di banque islamique ba tax ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu woowee ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir mën ko fee saxal. c'est vrai que finance islamique développé wul ci Sénégal boo koy xool benn bi banque islamique lañ ci am peut-être am na quelques SFD yuy def ci wàllu quelques opérations mais demeewul noonu. li ñuy représenté d'ailleurs ci bilan yi banque islamique yi motu sax defe naa 1%. ba tax ne tey jii ci talaata gi ñu amaloon ab benn ndaje boo xam ne dañ ciy waxtaan lépp lu jëm ci wàllu yaatal li nga xam ne moom mooy banque islamique fii ci Sénégal ak produit yi nga xam ne ñu ngi koy proposé ci àddina bi yépp. mbirum Alkali Cissé Mankeur Ndiaye nee na mi ngi suivre dossier boobu te yaakaar na ne yàggatul safara dana ca am moom jëwriñ ji ñu dénk kon affaires étrangères xam le ni loolee nag danañu ci taxaw te it yeneen doomi Sénégal yi nekk ca bitim réew mu it seen jëwriñ njort na ni fii ak ñaari at lu jëm ci jafe-jafe yu ñu daan dund ci mbir yu bari loolee danañu tàqaliko ak moom Mankeur Ndiaye wax ci ak Mame Biram Diouf. Nous avons une diaspora dispersée naturellement avec une forte. doomu réewu Sénégal yu nekk bitim réew takku nañu te nekk ci réew yu bari rawatina ci Afrique centrale ca Italie foofee nga xam ne sax toll ci 100 000 Sénégalais ñu ngi fa bokk na it Espagne ak France waaye ñu ngi liggéey suba ak ngoon ngir gën leen a organiser noonee sax njiitu réew mi tabb na ab secrétaire d'État boo xam ni moom mu ngi liggéey ak lu jëm ci Sénégalais yooyu nekk ca bitim réew fàttali nit mu ngi liggéey ànd ci ak ministère bi waaye ak mbooleem consulat yi ndax Sénégal am na lu toll ci fukk ak ñetti consulats généraux ak i consul honoraire te ñooñee seeni tawat saa su nekk ñu ngi ciy taxaw ndax fu mu toll nii xam ngeen ni ñaareel yenn jafe-jafe ci wàllu këyit dinay am waaye dañoo taxaw fii ak at moo xam ñaari at jafe-jafe yooyu benn doomu réew bu nekk ci bitim réew du ko amati lu jëm ci nit ña fay faatu ak it nañuy àndee néew yi fii ci biir dëkk bi. lu soxalit mbirum Alkali Cissé ñu ngi def ay jéego te it am yaakaar ne daal problème boobee léegi mu jeex ngir ñu saafara jafe-jafe boobu mu am ak ñi nga xam ne ñoom la amal problème. À l'amiable sera trouvé entre lui et ceux avec qui il est en contentieux. yeesal camion yi ñetti junni ci lim camion yu bees ñu wax ko soppi fii ci Sénégal ci pàcc bu jëkk bi nag juróom-ñetti téeméer yi kon danañu leen changer loolee Sénégal fas ci lëkkaloo ak réewum Maroc ñoo xam ne ni projet boobu juróom fukki milliards ci koppar dana ci dugg Pafara ñi ngi Modou Diop. ñetti junni ci ay camions yu màgget nag dinañ leen changer loolu nag ci coopération bi dox ci Sénégal ak Maroc ci lañ ko amee projet pilote bi nag lu tolloog juróom-ñetti téeméer ci ay camions ñoom dinañ leen joxe li nu mel ngir fexe nag yokk doole koom-koomu Sénégal. oto yi nga xam ne ñoo fi nekk te muy danger boo xam ne pour ñëpp la ndax màggataayu oto yi moo ko waral muy projet pilote boo xam ne 800 véhicules lay doon 800 véhicules yooyu nag dana permettre sénégalais yi ñi nga xam ne ñooy def transport renouveler seen parc c'est-à-dire jóge ci oto yu màggat yooyu ñu doon dawal am oto yu bees yoo xam ne dana leen may ñu am ko ñu mën a concurrencer ak sous-région bi. coopérative transporteurs yi ñoom li ñu bëgg ab usine bu ñu samp fii ñu ciy monter oto yi. bëgguñu rek jënd oto yoo xam ne dañ koy jënd tey
borom jaay ñu ko dem yóbbu xaalisam ñun ñu def sagare oto yi non dañuy changer système changer système mooy lan soo ñu dee jaay oto da ngay installer chaîne buy def montage ba tey ni Inde def di exporter oto Chine def ko di exporter oto noonu la ñu bëgg a def d'ici peut-être 2000 et quelque je peux pas donner la date exacte mais bëgg nañu d'ici di tegu ci 2000 yi daal bëgg nañu di exporter oto yoo xam ne day nekk made in Sénégal. ay koppar yu takk nag dugal nañ ko ci boobu la projet nga xam ne dina tàggat ñu baax ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu. première phase bi 800 oto yi 51 virgule quelques milliards la woon ci période bi ñu passé. cérémonie de lancement bi nag dinañ ko amal talaata ji ca Diamniadio ci teewaayu njiitu réew mi ak ganam bi di buuru Maroc Mohamed VI. xibaaru bitim réew Burkina Faso néewub Thomas Sankara jàpp nañu ni talaata ak tey ji war nañu ko kon sulli mu soxal l'enquête bu ñuy def ci faatoom ca Mali moom benn casque bleu la ñu fa faat bu ñu àggee ba Kenya lu toll ci fukki policier ak ñett la ñu xamul fu ñu dugg Chérif Dia. ca Burkina Faso ginnaaw bi ñu sulee ñaar ci ay naataangooy Thomas Sankara seeni néew tey ji ci talaata ji la nar a sulli néewab Thomas Sankara jiite woon fa réew ma ba ci atum 1987 ni ñu koy faatee ci coup d'état ki defoon loolu nag moom mooy nguur ak Blaise Compaoré moom Thomas Sankara nag bi ñu ko faatee doon ko suul ci anam yu doy waar yoo xamante ni ba léegi dafa jaaxal ay mbokkam ginnaaw ñaar fukki at nag ban ko dencee ci suuf fan jot ni fa lañ ko denc mooy armeel yi nekk ca Dañoyen nekk ca quartier bu nekk ca Ouagadougou ca capitale ba wante nag njabootu Thomas Sankara ak ay àndandoom yu bari ñoom ba léegi gëmul ni moom Thomas Sankara foofee lañ ko denc sulli gi ni sulli néewam nag day tax rek enquête bi leer ci anam yuñ ko fàttee ca Bamako guddik altina jàpp talaata dañ fa faat benn casque bleu bu bokk ci mission des Nations Unies ñu koy wax waa MINUSMA di kuréelu mbootaayu xeet ga fa teew rek ngir indi kaaraange foofa ca Mali ginnaaw ba ko ay jihadiste daal di jëlee jàppee ko ca noor moom soldat boobu nag doon ko dóor a bal ña def loolu nag doon ko def rek daal di sàqi daw casque bleu boobu ñu ne ma nga fekk baax ca Bangladesh. ca Kenya ba léegi xamul fan la lu toll ci fukk ak ñetti policier daal di nekk ñoom dañoo réer daal di ne mër boobu ba léegi kenn gisu leen ñoom ña nga nekkoon ca région bu naan Garissa ñun jot ne ñoom ñoo leen naax saayal nag moom mooy jihadis yi di Chebab yi ba léegi nag ñoom ñi ngi yokk rek renfort bi ngir wër yooyee policier di fàttali ni gox bi mbir mi amee muy Garissa faatoon nañ fa jamono yee weesu lu ëpp téeméer ak juróom fukk ci ay étudiants dana na fekkoon ca université Garissa ba léegi Chebab yi ñoo defoon yooyee ñaawteef. ñu wax si ci dossier bi jagleel ko wàllu assainissement ak ndaje mi ngi fi am lu ñu mën a def rek ba rentabiliser assainissement boobee ñu gis ni kon investisseurs yi xëy na war nañ ci gën a mën a dugal seen loxo rawatina kon privé bi loolee nag bokk na ci loo xamante ni am na solo ci ëllëg réew suñu ko bëggee doxal di saprera niki secteur d'activité yu bari yuy jur koom-koom assainissement nekk léegi marché bu rëy ci Sénégal ak ci Afrique donte kenn mënu nga koo xayma am na potentiel bu bari. fosse moom bu normal ak même yu normalul moyenne bi maanaam bi si yàgg ñaari at yu nekk dem ñaari at ak genn wàll war nañ koo ŋàcc. su ma xëyee vidanger fosse dañ may fay lu mat ci ñetti junni wala juróom junni te mu fekk ne. ay nit ñoo ciy liggéey nga xool ñi nga xam ne famille yu ñu am fii ci Sénégal nombre de kër yu ñu am ci Sénégal lim kër yi ñu am ci Sénégal ak fosse yi fi am ñoo xam ne nekkuñu ci assainissement collectif maanaam branché ñu leen ci égout yi xam nga ne loolu lim boobu takku na buñ la nee nag ku nekk ñaari at yu ne di nga génnee ñetti junni wala lu ci topp pour fay pour ñu daal di lay manqal fosse boobu xam nga xaalis mu ngi foofu. waaye laata ñuy mën a waxu rentabilisation faw mu am lu ko jiitu lu koy dëgëral. rentabilisation boobu ci njëkk xalaat yi njëkk a génn moom mooy professionnalisation nan koy def ba mu nekk liggéey goo xam ne liggéey gu ñëpp ormal la. secteur bu rentable la privé bi mën nañ ci investir rentabiliser seen investissement mais day fekk ne ñu définir yenn préalable que investissement yooyu noonu ñu mën ko sécuriser que état bi mën a apporter ay garanties et que ñu mën a wax pour ces projets là pour fay bi nan lay demee kañ lay demee ak nan lay demee
nguurug Sénégal yeewu ci mbir mi tax mu lal ay pexe ngir xëcc investisseurs privés yi ñu dugal ci seen xaalis doole si fexe ba nit ñi bëgg assainissement loolooy tax investisseurs yi privés yi mën a ñëw waaye tamit nguur gi faw mu dugal ci ay loxoom. mi ngi réfléchir ci ay mécanismes public privé pour gën a mën a financer l'assainissement surtout en milieu rural parce que foofu noonu la jafe-jafe yi gën a ëppee ñu ngi xool nan la ñuy def de sorte que microcrédit yi ñu mën ko rendre disponible avec moins de taxes aux populations xool aussi réfléchir sur des taxes pour assainissement gën a xool aussi nan la ñuy indee bailleurs yi. assainissement doon secteur bu ñu yàgg ñàkkal fayda ci réew mi waaye ak koom-koom gi mu mën a jur tey jii yaakaar feeñ ci ña cay faral di yëngu. ni sa prera ñu koy gërëm ak si mbokk yi kon ci yéenekaay yi li ñu xëy ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Makhtar Seck bu Mboora daan na wax naan li gën a miti ci àdduna moo di ànd akub yambar tey bañ jikkoom feeñ waa parti socialiste nee nañu looloo leen dal ci Macky Sall bi leen observateur ndawi parti ba la mu di jeunesse pour la démocratie et le socialisme li ñu bëgg moo di parti socialiste génn ci biir Benno Bokk Yaakaar ba set ca wecc ndax nee nañu li ñu gis ci nguurug Sénégal ak mu koy doxee yi fii jëmul kër Macky Sall yàq na réew mi ba mu yàqu yaxeet comme Sénégal mu di économie ndawi socialiste yi ne jamono ji moo gën a bon soo mujj na jéggi président Macky Sall li mu ne fi woon mi ngi xaar ñi fara ci ku jéeg politique gi ñu amal ay débat di waxtaan yu sérieux jëmee ci wàllu koom gars yi Babacar Diop yi ne bés bu reppee moom Macky Sall ba naan mi ngi débat ci situation économique bu réewum Sénégal bu boobaa dana ca déggee loo xam ne fa lay doxee lem réew mi ba mu jekk delloo ko waa réew mi waa jeunesse pour la démocratie et le socialisme nañu diggante 1995 ba 2005 ca la ñu gëj a gis koomu Sénégal gu tegu ca yoon ca yooyu la jamono gouvernement parti socialiste fi nekkoon ci njiital Mamadou Lamine Loum ci la ñu gëj a gisee koomu Sénégal di économie bi def lu baax waaye fukki at yi ñu weesu koomuk Sénégal dafa jullootu ba ne ngalañ la leen di gën a rey nag gën leen a metti di bitaagas seen xol moo di nee nañu bu ñu déggee Mame Mbaye Niang ministre jeunesse ak emploi nan diggante 2012 ba 2014 créé nañu fi 94 350 emplois ndawi parti socialiste yi ne xanaa loolee moo ko gis Macky Sall bi muy dikk ci réewum Sénégal li mu waxoon moo di at mu nekk dana créé fukki junniy xëy def na fi ñetti at ñetti junniy xëy la fi créé ginnaaw ndawi parti socialiste yi magi parti bi léegi nag jëral xët mu njëkku direct info Abdoulaye Wilane ba parti socialiste moo fa yëglu nee na tey bu ñu demoon ba nguuru Macky Sall war a def bilan ñoom waa parti socialiste seen ngaññi ci bilan bi Macky Sall ko nguuram danañu wéetoo bilan ba lu ñu ci góobe gar ko parti socialiste yoonam nekku ci fekkee ko cay boole Khalifa Sall mel ne ku naan ko ci xët mu njëkku la témoigné grand bu lox loolu kon day yomb nguuru Macky Sall lu mu fi def lu mu am ne bilan parti socialiste nga ca réew mi quotidien nañu moom Khalifa Sall ay waxam yemul foofee rek ne daje bi nga xam ne union départementale socialiste bu Pikine doon nañ ko amal Khalifa Sall wax na fa lu dul neex waa APR ndax nee na atum 2017 bu ñu ca yeggee gisul luy tere parti socialiste am candidat danañu samp mbër wutaleeg moom élection présidentielle yi la ñuy teg gët moo di nguur gi Sud Quotidien nañu Khalifa Sall wax na wax ji rakkaaju na jamono ji ci enquête dina kay moom Khalifa Sall ma nga fay leeral li tax waa parti socialiste war a am candidat ci wootey présidentielle yi di ñëw xaaf yamu fa ndax nee na goreek ngor gi war seen digganteeg Macky Sall ñoo nga ca Aïssata Tall Sall Khalifa Sall ne ñu militant parti socialiste la responsable parti socialiste la dara du ko dindi njiital parti bi di Ousmane Tanor Dieng ay kàddoom ci populaire yéene kaay bi nañu ay bañam lay tontu ñi naan parti socialiste demul deful dindiwul ci yàqu la jëm Ousmane Tanor Dieng li mu leen wax moo di garab guy daanu foo toll di dégg coow li waaye àll buy meññi kenn du ko dégg ki kenn dul dégg lu bari wax na tey mu di Déthié Fall vice président bu parti réew mi parti bi Idrissa Seck bi grand place nañu li mu wax moo di nee na Idrissa Seck ak ni mu fi woon réewum Sénégal ba ñëw toog yëf yi des na juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaari communes yi nekk ci Sénégal fu ca nekk nañu xaar Idrissa Seck te séentu ko xam ne dana ñëw observateur nañu moom Déthié Fall yooyu le kàddu mu ngi ko yëkkatee ca diwaanu Mbàkke keroog dafa demoon ànd ak ñoom Yankhoba Diattara ak délégation demoon fa doon daloo permanence su parti réew mi keroog samedi dimanche la woon tëjtal Popenguine Sud Quotidien nañu ca cérémonie officielle ba kàddu yu fa jëpp bokk na ci li Monseigneur Benjamin Ndiaye njiital jàngu bi ci réew mi di laaj ndax danañu mas a yegg ci Sénégal at moo xam ne école day tijji ba tëj duñu ci nemmeeku benn rëq-rëq populaire ne ko waaye kenn du Monseigneur André Gueye évêque bu Thiès ne moom ba muy wax ay kàddu mi ngi ko jëmle ci ñi nga xam ne ay kilifa lu ñu ci réew mi li ñu naan servir doomu aadama maanaam jariñ doomu aadama loolu li njëkk a leeral nee na moo di xeex ak ñàkk te bañ ko yamale ci ay wax fexeet ba lu askan yu moom nga jox leen ko te yamale ci ñëpp Walfadjri nañu jàngu bi ci Sénégal mi ngi woon kilifa yi réew mi yoon wi ñu war a jaar ngir xeex ak ñàkk boole ci ki taxaw waa kaw gi observateur nañu boole ci ki di ñaawlu jikko yeeg ni mu yàqoo ci réew mi borom réew mi di Macky Sall waa Daaru Muxti mere nañu ko bi leen Walfadjri ay digge yi mu fa diggee te defu kook ñàkkal fayda gu mu leen ñàkkal fayda ci seen màggal ga yëgalu ko
boppam faalewu leen boole cekki di leen soofantal dig leen lu mu deful Walfadjri nañu lii waral njabootuk Mame Thierno Birahim gi mere ko Observateur ne ko du moom rek la ñu mere waa RTS mu di rajo télévision Sénégal it kilifay Daaru Muxti yi mere nañu leen ba yegg ci populaire ak kaddu yu bawoo ci Mankeur Ndiaye mu di ministre affaires étrangères nee na soldats yi Sénégal yi ñu war a yóbbu ca Màkka ngir ñu dem jàppale ko xeex ba muy xeex ak Yémen soldats yooyee wàcc nañu ba jekk réewum Arabie Saoudi rek la ñuy déglu Grand Place nañu soldats yi dem ca Màkka la ñu yekk waaye jigéeni Sénégal it ñi ngi leen di roñ di yóbbu Arabie Saoudite ci lu kenn yëgul journal bi nañu bu ñu leen yóbbee ba Arabie Saoudi ay esclaves sexuels lañ leen di jàppee maanaam sëy ak defanteeg siim seen mari ngaañ lañ leen fa yóbboo yéenekaay bi nañu 2013 ba léegi waa division investigation criminelle ñoo ngi koy lijjanti police ub Sénégal ak la mu doon lijjanti léegi tey mu am ci lu leer mu di càcc gi woon ci buntu Orabank téeméeri million ak juróom-benn fukk ak ñett yu ñu sàcc le témoigne ne ñu ñi def loolee am na ñeent ñoo xam ne jàpp nañu leen observateur xëy di ñu leeralal ana ci yeen anam la ñu leen jàppee am na ci seen nas ndaw soo xam ne Yacine Fall la tudd tonnikatu mbalit la observateur nañu ba ñu demee ca néegam yëkkati matlaam fekk nañu fa juróom fukki million ak juróom-ñeent am na ci koo xam ne dafa daw gars yi dem jëli nday ja yóbbu leen ma ci libération dage bu Mansour Faye ministre hydraulique ak assainissement Mansour Faye magi première dame bu Sénégal di Marème Faye Sall yéen a kaay bi nañu ab dage am moo def loo xam ne coow dana ko topp ne ñaar fukki million ak ñaar la ñu ko sàccal nee na ñi ngi ko sàccee ci aéroportum Dakar yumpaañam la àndaloon ci aéroport ba doon ko gunge jël sac bi def ñaar fukki million ya ak ñaar bàyyi ko ci otoom ak chauffeuram ba mu dikkee chauffeurub kese la fa fekk. gërëm ko moom Mamadou Mouhamed Ndiaye ci yéenekaay yi la ñu xëyee tey jii jaajëfal leen yéen ñaan nag ñun benn waxtu ba léegi incha allah programme télévision Futurs Médias ni muy tëddee Kebs Thiam dana taxaw faram-fàccee ko léegi ci biir permanence Kebs ma lay nuyu. ma lay fay soxna Ngoné. tey bii rek nga def. waaw non gis naa bula bi gis naa bula argenté bi. non mais Kebs. nga jongo ma lool ko si quoi permanence moo koy ñëw faram-fàccee léegi Kebs Thiam kon ñu leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias naan leen kon ñu yendu jàmm jërë ngeen jëf.